ak bitim réew fii ci Louga TV seen première chaîne digitale fii ci Louga xibaar yi nu mu gën a yaatoo asalaamualeykum. li gën a fees ci xibaar yi mbokk yi ñu fas yéene leen ko faram-fàcceel bokk na ci lëkkaloo bu CFAM bu Louga di centre de formation d'appui des métiers bu Louga lëkkaloo ak mairie bu Ngidi la ñoom ñu war a takk foofu ngir tabax fa ay bërëb yoo xam dañ fay mën a tàggatoo seen ay xale yi ci li nga xam moom mooy plomberie ak horticulture di ngeen leen dégg ci biir xibaar yi ñoom rek mu am seen partenaire bu am solo boo xamante dafa ñëw jël fukki l'école ak ñett ngir jox leen lu ñu xeexee lii di coronavirus waaye it jàppale CM ba ci loolu di cantine scolaire bi maanaam lu xale yi di jëfandikoo da ngeen leen ci dégg ci xibaar yi ak principal bu ñoom rek di Khady Diallo CMT bu Louga dalaloon ay anciens élèves yoo xam ni fa lañ jógee bokkoon ci génération 1988 1992 ñoom nag élèves yooyu dañoo ñëw bokkoon ci classe yooyu yi nga xam moom mooy T2 ñëw indi fa ci l'école boobule ay photocopieuse yu bees tàq am performance bu am solo ca ndaje boobu inspecteur de l'éducation et de la formation bu Louga Serigne Bamba Seck teewoon na ko mbokk yi ak ponk xibaar yi dañ ci toftal lii di tàggat yaram wax ci basket wax également ci football Ligue 1 bu Sénégal victoire bi nga xamante moom la njàmbur bu Louga am fële démb ca Dakar ca Ñaaxi Tali danañ ci waxtaan waaye waxtaan également ci basket bi nga xamante ni basket bi moo am ay centre boo xam dafa nekk fële ca Dakar ca LGI Mbaaw ñëwoon fekke si ay centre yu nekk fii ci Louga ngir jàppale leen ci ay matériel ak ay formation di ngeen dégg lépp loolu lépp ci xibaar yi mbokk yi loolu mooy laxasu xibaar yi nees kiis ñu laqarti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ba leen jàmm ci xibaar yi ci ñu yàgg la yaatu ci Louga TV seen première chaîne digitale fii ci Louga dooree xibaar yi ak lëkkaloo bu CFAM bu Louga am ak mairie bu Ngidi la ginnaaw bi ñu waxtaanee ak maire bi di Idrissa Tall ñoom nag jàpp nañu ni am na ay terrain yu ñu leen fay may terrain yooyu dafay jëriñ ñu ngir ñu mën a tabax fa ay bërëb yoo xam ne dañ fay mën a tàggatee seen i xale yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci région bu Louga foofu nag danañ fa tàggatee lii di horticulture ak li nga xamante moom mooy plomberie ba bés boobu nag Xaadim demaloon nañu fa jël na entrepreneur bi waaye it Diouf monsieur Diouf mi nga xamante ni moom mooy directeur bu CFAM bu Louga ñu seetaan ko te ñëwaat. sama pays yi nga xam ne moom laa jot a liggéey muy pays en horticulture ak pays en plomberie mooy bâtiment bii nga xam ne nii moom laa woon sama gannaaw moom mooy pays en horticulture bii tamit moom mooy pays en plomberie donc di rafetlu sama collaboration ak CFAM de Louga ak 3FPT aussi di leen wax ne vraiment depuis bi ñu commencé travaux yi ça doit faire 3 mois. Donc on est dans les délais, on respecte bien les délais. Et vous savez aussi, Kouniofi aussi dina xam la qualité de nos travaux. Donc le bâtiment que vous voyez là, c'est un bâtiment en R+2 qui va abriter pays plomberie. Donc c'est ça, on vient de visiter pays horticulture. Donc vous voyez aussi la qualité de ces travaux qui montre que vraiment nous, en tant qu'entreprise, agréé par l'État, donc notre credo c'est la qualité. liñ ci jublu nag maanaam orientation ministère la orientation plan aussi de développement de la formation professionnelle plan départemental de la formation plan départemental de développement de la formation professionnelle de Louga mais aussi ci une orientation plan stratégique jëm ci axe bi nga xam ne da doon wax pour ñu améliorer aussi l'offre de formation loolu nag ci nañ xalaatee ni en plus métiers yi nga xam ne dañ fi nekk jëm ci wàllu électricité domestique jëm ci wàllu mécanique automobile jëm ci wàllu froid climatisation jëm ci menuiserie métallique jëm ci comptabilité bureautique jëm ci couture ak coiffure jëm ci fabrication mécanique ñu ne nan xool ba ci infographie multimédia ñu ne nan xool ba ci dessin bâtiment nan xool ak maçon nan xool yan métier nañ mën a yokk ci loolu pour mën a aussi répondre aux besoins exprimés par les jeunes mais aussi satisfaire la demande qui est là muy une demande forte de formation en plomberie surtout
et en horticulture ndaxte bu ñu xoolee plombier fii waxuma sax Louga rek mais sur le plan national lu xaw a am ay jafe-jafe la en termes de ressources humaines ba tax na itam bi ñu xoolee ñu ne nen si jublu beneen bi di horticulture Louga kenn ku ne xam na ne zone sylvopastorale la bu ne zone sylvopastorale mooy zone boo xam ne kenn ku ne xam na ne mbay ak sàmm ci Louga la te CEFAM dafa nekk centre boo xam ne centre régional dépolarisé Linguère di polariser Kébémer ak dëkk yi ko wër yëpp nga xam ne dañuy am ay xale yoo xam ne dañuy jóge ba ay Daara ay Linguère ay Kébémer ay Géoul ak feneen di ñëw di fi def si métier yoo xam ne xañ na naam am na ay centre yu nekk si gox yooyu mais métier yoo xam ne xañ na fii la am muy jëm ci wàllu métier les métiers industriels bi ñu xoolee loolu nag il fallait que ñu am espace pour horticulture pour mën a implanter métier boobu ci nañ lëkkaloo ak commune de Ngidila di si remercier au passage le maire Idrissa Tall mu jox ñu benn espace boo xam ne ci ginnaaw CRFPE bi fi nañ def toutes les infrastructures yi nga xam ne moo jëm ci horticulture ba nga xam ne dinañ am espace boo xam ne dañ koy aménager pour la production horticole lu jëm ci maraîchage lu jëm ci arboriculture et loolu lépp dañ ko fa def mais aussi dana am forage boo xam ni ak toutes les installations en solaire am ay bâtiments yoo xam ne pour xale yi fu ñuy jàngee ay salle de classe ay salle de conférence ba nga xam ne daal dañuy am benn autonomie moo xam ci wàllu ndox ndaxte ak forage boobu aussi wàllu jëm ci wàllu énergie ndaxte lépp installation yi lépp solaire lay doon beneen bi si des di plomberie moom dañ ko def biir CEFAM nga xam ne am na atelier bu mag bu muy àndal ak ay ñaari salle de classe ak beneen salle de conférence bu mag donc loolu aussi pour dinañu permettre ñu mën a recruter ay jeunes moo xam ci plomberie bi moo xam ci horticulture mais ba si sax yeneen filières yi nga xam ne ñu ngi fii loolu nag moo waral ñuy lancer ce message là aux jeunes mais aussi aux parents xam ne dañu toll ci jamono joo xam ni formation professionnelle bokk na ci alternative yi nga xam ne mën na tax ñu génn ci chômage bu metti bi nga xam ne problématique bu rëy la loolu nag te buñ koy wax emploi salarié dafa am auto emploi am te métier yooyu yëpp nag foog naa ne bu ko nit ki defee damay wax sax ne auto emploi bi mën na ko si jàppale mën na dem. mais noonu monsieur Abdou Diouf di directeur bu CEFAM ci formation yooyu nga xamante ni day jàppale ndaw yi ci chômage moo tax mu créé loolu di formation plomberie bi fi nga xamante ni fii ci CEFAM la nekk waaye horticulture bi lëkkaloo ak mairie bu Ngidila ak Idrissa Tall moom ngeen doon seetaan léegi ñu wax ci leneen tukkib ne meeku ginnaaw Ziguinchor tu Tamba Kaolack Kolda ak Diourbel directeur général bu Sonacos ñëwoon defoon tukki nemmeeku fii ci Louga moom Modou Diagne Fada ginnaaw bi mu nemmeekoo Sonacos bu Louga déglu képp koo xamante ni yaa ngi fa ngir doléance yi nee na doléance yi daan leen saafara nu mu gën a gaaw waaye rafetlu na taxawaayu Louga ci mbirum gerte gi nee na ndax Louga moo jël paie ci gerte gi opérateurs yi fi nekk am na solo ba tax na dinañ am ay centre de réception intermédiaire yoo xam dinañ ko créer ak ay direction interne yoo xamante ni lépp ngir yembal liggéey Sonacos waaye jàppale opérateurs yi rawatina fii ci Louga ñu déglu directeur général bu Sonacos Modou Diagne Fada ci micro Khadim. waaw xam nga nag bu fekkee dañu la dénk mbir toog sa bureau rek ñu lay yónnee rapport yi yónnee kayit yi ngay jàng baax na de mais demal sa bopp aussi ci biir terrain bi xoolal sa bopp déglu nit ñi yaakaar naa ne moo gën waaye ñun nag loolu muy suñu style de management lu ñu mës a dénk ci biir Sénégal noonu lañ ko doon doxalee ñeme terrain bi di ñëw di waxtaan ak nit ñi parce que loolu mooy tax njàng mi gaaw alors donc loolu d'abord moo ñu yëkkati moo tax ñu ñëwoon fii mais dellusiwaat fii ngir d'abord ñaax suñu liggéeykat yi moo xam saisonniers yi la moo xam permanent yi la mais ñaax aussi équipe direction yi parce que ñoom tamit tout le temps ñu ngi leen di teg ci pression mais ensuite ñu ñëw aussi déglu liggéeykat yi seen i doléance seen i ñaxtu déglu opérateurs yi seen i doléance seen i ñaxtu déglu direction locale bi seen i doléance seen i revendication seet liñ ci mën a saafara ñu saafara ko sur place liñ ci mën a saafara bu ñu yàlla delloo Dakar ñu jéem ko saafara Ziguinchor jaar Kolda jaar Tambacounda jaar Kaolack jaar Njaareem ñoo ngi Louga tey xayma alors bi ñu ñëwee Louga nag vraiment suñu xol sedd na guy parce que nag fi ñu jaar bari na te ñooñu ci nat ñoo waroon a ëpp sax Louga gerte waaye gis nañ ne Louga moo leen ëpp gerte fekk ngeen fii ay montagne gerte
Louga ba tey jii may wax ak yéen moo nekk ci bopp bi moo raw Kaolack ak Tamba ndax dañ leen a boole moo raw Ziguinchor ak Kolda parce que dañ leen a boole moo raw Diourbel moo raw daal fii ci Sénégal ba tey alors mu nekk lu nga xam ne nag suñu ko amee opérateurs yi nga xam ne ñoo nekk Louga ñoo ci taxaw d'abord ñu ñëw ñu jël engagement directeur général incha allah ren daañu jàpp ci campagne bi ba nga xam ne jàpp nañ ci waaw loolu xalaat nañ yaatal ko ndax tey centre de réception intermédiaire bu Kolda daanaka moo man capitale régionale capitale ba Sonacos nekk muy Ziguinchor centre de réception intermédiaire bu Tambacounda aussi mu ngay dox xañ na fii ci nord nag amuñu fi woon centre de réception mais mën nañoo xool fii ci nord fu mel ne Gassane nga xam dafa sori oto bu jógee ba Gassane war a ñëw ba Louga mën naa sori ñu seet ba Gassane nu ñu fay defee centre de réception intermédiaire par exemple ak yeneen gox yu nga xam ne ñu ngi ci biir région bi yu sori pour que opérateurs yi dëkk ci gox boobu au lieu ñuy agsi fii ñu dem yóbbu foofu aussi seen i gerte mais loolu li ko mën a ëmb mooy réforme yi nga xam ne président Macky Sall santaane na ko ndax président Macky Sall dafa wax ne Sonacos warul toog rek croiser ay loxoom naan andil leen ma gerte ndax loolu boo ko dee def ci marché bu nga xam ne marché concurrence la marché bu nga xam ne ku gën a fay yow yaay gën a bari le marché bu nga xam ne marché giiroo la marché gëppante la yow nga croiser say loxo rek ne gars yi andi leen ma gerte ah soo yëgul soo moytuwul da nga yàgg sa croiser loxo yooyu te doo gis gerte moo tax mu ne ñu da ngeen di fexe rek léegi yéen itam nu ngeen demee ci àll bi nu ngeen demee si tool yi pour wutali seen bopp gerte. ñu leen fàttali ni yéen a ngi seetaan Louga TV seen première chaîne digitale fii ci Louga ñu wax ci leneen wax ci njàng mi ak njàngale mi projet bi nga xam moom mooy CPAIM demoon nag fële ci Ñomre ndax lëkkaloo bu mu am ak commune bu Ñomre ñu fa demee nag ñoom ñu jël fukki million ak benn ngir joxe ko ci commune boobu séddale ko ci fukki école ak ñett lépp jagleel ko xeex coronavirus bi ñoom nag ba ñu demee ca Ñomre dugg nañu ci l'école yi woo nañu autorités yi jox leen ay thermoflash jox leen ay gel waaye ay masque yu bëri waaye it joxe nañ fa ay cantine scolaire ngir jàppale xale yi nga xam dañuy yendu ca l'école rawatina CEM bu Ñomre ñu déglu ci ki nga xamante moom représentant projet CPAIM di Mbaye Thiam ci micro Khadim. indi rek sunu jàppale gu ñàkk solo ci xeex bi askan wi yëpp àdduna bi yëpp di xeex fexe ba nga xam ne mbas mi ngi fi nekk mu jóge fi. donc it ñu jëmale ko ci école yi donc tey ñu indi projet boo xam ni fukki école ak ñeent la concerné lim naa leen ak poste de santé bi incha allah rabbi ñu indi fi 14 thermoflash indi fi fukki junniy masque indi fi 200 paquets wu savon indi fi téeméeri carton madar ak téeméeri carton gel indi fi 300 gel hydroalcoolique indi fi it ay siwo yoo xam ni dañ ci xale yi dañuy bu ñu dugg école bi dañ ci mën a raxas seeni loxo donc ak encore it indi fi ay produits alimentaires pour renforcer cantine collège bi ak ay bonbon ak ay biscuits pour élèves yi école élémentaire yi bon yéene it après bu ñu jógee fii continuer aspect de sensibilisation yi ànd ak kook les autorités sanitaires ànd ak kook les experts pour ñu ñaaxaan nit ñi ci mesure barrières yi pour xeex mbas ki mu jóge fi projet yoo xam ni boo ko doon totalé tu parles de 11 millions avec tout inclus waaw fonctionnement ak produits yi ñu fournir noo jàpp rek ni école yi milieu yi la yoo xam ni xale yi ñu ngi fiy dajaloo pour fexe ba nga xam ni njàng mi ngi mu continuer ndax xam nañ ni njàng lu am solo la ca it milieu boo xam ni la ay nit dañ fiy dajaloo donc it bokk ci sunu secteur stratégique mooy njàng ak njàngale ñuy.
kilifay njàng mi ak njàngale mi foofu ca Ñomre rafetlu lool geste bi nga xamante ni fondation CPAM def na ko ngir xeex coronavirus bi ci njàppaleem thermoflash gel ak ay masque waaye it nee nañu li leen jàppale ci cantine scolaire bi dafay gën a yembal njàng mi ak njàngale ca foofu di Ñomre ñu déglu ci madame Khady Diallo mooy principal bu CM bu Ñomre ci micro Kili. ndax jox si wuñu CM Ñomre rek fukki école ak ñett la ñuy jox waaye bu ñu tànnee ni fii lañ koy defee ñun loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax rawatina nag ñu ñëw jàppale ñu ci li nga xam ne moom lañ soxla muy matériel d'hygiène di ay masque ay gel ak yooyu waaye itam jàppale ñu ci togg bi nga xam ne dañ koy toggal xale yi ndax ñetti fan ci semaine bi dañuy yendu xale yi nag dañuy jóge ci village yu xaw a sori léeg-léeg dañuy wàcc ñibbi léeg-léeg dañ leen di dénkaane mu leen di dénkaane tam léeg-léeg bu ñu miinul seen nekk du xaw a neex trop ci biir kër yi moo tax bu ñu nekkee fii nag ak seeni morom bu ñu leen toggalee bu ñu wàccee ñu jël pause 30 minutes ñu yàkkal leen ñu lekk noppalu delluwaat classe teel a wàcc loolu tam dafay am njeexital bu rafet ci li ñuy jàng dafay baax si ñoom defar école ba mu set itam fi ñuy nekk mu set dafay am njeexital bu rafet ci seen njàng ndax dina leen aar ci feebar yu bëri dina tax tam fi ñuy jàng ñu bëgg faa nekk mu nekk fa à l'aise lekk bi tam dina leen jàppale ndax xam ngeen ni biir bu xiifee moom bopp bi du xalaat dara waaw am na solo daal ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax. parents yi daal li ñu leen di ñaaxaat ñu gën ñu jàppale xale yi di takk masque ndax ñun fu ñu toll dañ leen di jox ci reprise bi xale bu ne amoon na ñaar bi ñuy def examen xale bu ne ñu joxaat ko bi ñu reprendre classe yëpp ñëw xale yëpp joxoon nañ leen jëndaat nañu sax dolli. fi mu nekk nii ñii dinañ ñu joxaat kon xale bu ne nañ ko dolliwaat ba mu am ñett ba ñeenti masque kon xale bu amee masque li ko des mooy muy set te mu koy sol di jàng si bu ñu ñëwee tam liñ leen di dëggal ci geste barrière ñu moytu attroupement yi bu ñu wàccee ñu ñibbi bàyyi jàdd bi bàyyi joxe loxo li nga xam ne mooy mën a aar nit ñi daal ba ñu mucc ci Covid bi ñëpp jàpp ci ndax bu xale yi wëree jàpp ko yóbbu ci kër gi maara day taali mag ñi rek la ñuy sonal. bu xalaat xale place am newul ca mbedd ma xale place am ci école bi la ne dafa toll ci jàng dafa war a jàng bu faw weesoo jàng moo des bi première vague bi amee bu ngeen seetloo classe examen yi ñoo jëloon ñoo doon jàng waaye xale yëpp ci mbedd mi la ñuy yendu ñu ngay fubal ñu ngay dajaloo lu nekk ñu nekk ci te loolu aussi baaxul pour pandémie bi yaakaar naa ni daal fu ñu mën a gën a mën a xoole xale yi di leen surveiller di leen pousser ñuy respecter gestes barrières yi ci école bi la su école yi tëjul moyens yi doy ñuy ci éducation la ñuy des mbokk yi ba léegi ñeneen ñu gestu seen l'école muy anciens élèves yi nga xamante ñoom ñoo nekkoon ca CMT bu Louga di collège d'enseignement moyen et technique bu Louga ñoom nag danoo def ab say ci benn groupe ñoom 1988 1992 mooy promotion bi nga xamante ni foofu lañ bokk ci T2 yi ñoom nag jël nañu machine photocopieuse bu yees tàq bu perfectionnant boo xam dafa am dafa baax lool gaaw lool ci liggéey bi nga xamante ni moom lay def ñu jël ko nag yóbbul ko ñii di waa CMT bu Louga bañ ca demee nag ca teewaayu kilifa département bi ci lu jëm ci mbirum njàngale di Serigne Bamba Seck di inspecteur de l'éducation de la formation de Louga teewaayu également parents d'élèves yi waaye teewaayu également ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk l'école ba ci principal bi moom it teew na fa ñu déglu Serigne Bamba Seck keroog ca bis boobu bi mu paree ci manifestation bi am na lu mu dékk suñu micro. d'abord di leen gërëm ci li ñu def nii acte bi ñu def nii amical bi dañu dajale ci seen bopp ku ñuy wax Pape Seck coordonné ko ba ñu jënd machine photocopieuse bu bees tàq pour indil ko élèves yi nga xam ni ñoo nekk ci école collège CMT bi photocopieuse fi ñu toll collège bu nekk daf ko war a am école bu nekk daf ko war a am parce que maintenant pour nga mën a am qualité ci li ngay liggéey il faut que ñuy tirer documents yu bëri ay composition ay évaluation ay documents stratégiques donc lu ñu ciy tirer dafa bëri ku ko am daal yaakaar naa ni de boo ko utiliser bu baax war nga am qualité donc moo tax di gërëm bu baax amical bi ci acte bi ñu def boo xam ne c'est très important mën naa encore rappeler waat ni 23 février la ñuy commencé composition yi
te ñun instant yi au niveau IEF ñu ngi defar composition yëpp dañ koy standardisé mooy ñëpp ñooy defandoo classe 6e ñooy defandoo composition yi 5e yi 4e yi 3e yi ñun nag copie rek la ñuy joxe benn copie école bi ñoo ko waroon tirer chaque élève ñu tirer la pour nga mën a liggéey ci copie bi bu ku dem na ba am machine bu mel nii nag ça veut dire que am nga li gën a jafe parce que lii moo ci gën a jafe tam moom moo tax ni composition buñ ko ci jaaralee yoon en principe dina mën a baax war na mën a yokk qualité yi professeur bu bëgg a defati devoir bu ko indee mën nañ ko tirer fii élève bu ne am copie professeur bu bëgg a tirer ci benn documentation wala documentaire wala lu mu mënti doon bu ñëwee fii dinañ ko tirer bu élèves yi mën ci jot ak fi même pandémie bi fi ñu toll regroupement yi dañ koy bañ day tax sax même professeur dinañ mën sax def ay devoir ay exercice wala ay devoir yoo xam ne jox ko élèves yi tirer ko élève bu demee këram def ko même en ligne ou bien par WhatsApp ou bien par télétravail ñu mën nañ ci liggéey ça veut dire que photocopieuse bi bu baax te li ma ci gën a neex mooy dafa nekk photocopie boo xam ni cartouche yi dafa yomb am fii marché bi foo dem am cartouche yi cherul neex na monté te même photocopie parfois dafay tirer à grande vitesse tirer à grande vitesse mooy bu la neexee mën nga ko régler foo xam ne day tirer noo comme risographe mën nga ko def photocopie simple mën nga def mu tirer à comme risographe donc lu ñu mën nañu def que di gërëm président wu amical bi Serigne Mbaye Thiam mi di gërëm Pape Seck mi di ko coordonné di gërëm ñeneen ñoom parti soo ak ñoom ñeneen ñi nga xam ñëpp ñoo ci jàpp nga xam ni ñoo dajale li ñu am yëpp pour mën a dimbale collège bi mu dem ci kanam te yaakaar naa Serigne Bamba Seck mooy inspecteur de l'éducation et de la formation bu Louga rafetlu lool geste boobu amical des anciens élèves bu CMT def ñoom seen bopp nee nañu du ñu am foofu ginnaaw bi ñu jàppale si l'école bi ci mbirum coronavirus bi yóbbu fa ay gel hydroalcoolique yóbbu fa masque yóbbu fa également li nga xamante ni moom mooy ay thermoflash ñoom anciens élèves yi nga xam ñoom ñoo bokk ci promotion 1992 bu CMT bu Louga nee nañu yamuñu foofu ndax danoo jàpp ni dañuy suqali seen l'école bi nga xamante ni moom moo leen tàggat ba ñu nekkee gone waaye it danañ xoolaat nu ñuy def xale yi ngir gën leen a jàppale ñoom it ci njàng mi ak njàngale mi foofu ci CMT bu Louga ñu déglu ci seen porte parole Serigne Mbaye Thiam lay wuyoo mooy porte parole bi ci micro Mika. parce que état nag du lépp lañ ko mën a yan kon nag bu kenn ku ne indee sa pànc indi ko ndax nee nañ bu ñuy sukkar teen bi bu kenn ku ne indee liibaru sukkaram bu yàggee teen bi dana saf sukkar te l'IAF le principal wax dëgg yàlla ñu ngi bay seen waar lu nu mën kon ñu mel na ñun ñii ñuy jone exemple bi ñeneen ñi fi jotoon a jaar ñëw def lu ni mel kon bu yàggee école bi ni ñu meloon dana jag te nit nag da ngay delloo njukkal ki nga xam ni moo def ba nga mel nii tey. waaw sunu mébét moom yaatu na ndax yemuñu rek ci photocopieuse waaye am nañu mébétu defaraat école bi ndax ku xool école bi nañ ko bàyyee woon 88 92 dara soppeewu ci peinture bi moo fi nekkoon bunt yi ñoo fi nekkoon. boo xoolee dër bi lépp màbb na alors loolu nag dafa metti suñu xol te loolu daf may yóbbu rek ci Nelson Mandela bi mu ñëwee Sénégal ba dem maison des esclaves lim doon yëg mën naa ne tey man mii loolu laa yëg ndax mi ma ñëw ci école bi nga xam ne fi laa jëlee xam-xam ma ñëw fekk mu melokaan wi damay naan man am naa ci part de responsabilité donc nag loolu ma dal moo dal sama naatangom yi ñu bokkal groupe anciens élèves 88 92 ñuy fas yéene nag daal lépp lu ñu mën ci jàppale ko école bi ba mu jag jàppale sunu njaboot gi ba nga xam ne ñuy am ay émissions yoo xam dañuy jaar télé pour ñu ci jàng ndax xool nañ ni portable yi ak réseaux sociaux yi yàq na njaboot gi parents yi contrôle bi ci waroon ci seen njaboot defatuñ ko alors war nañu delluwaat ci méthode bu ancienne bi mooy bu njëkk dañ daan dem centre culturel semaine bi lu mu néew da nga lire ñeenti livre moo tax xale yi tey ku ciy làkk tubaab da ngay yéemu ci yàlla xamuñu sujet verbe complément donc nag loolu nag ñu ne danañ ci bay sunu waal du ñu yem rek ci defar bi waaye nan la ñuy fexet ba yar njaboot gi ñun nag sawar ci di lire di sawar ci di fonk seen. waaw fa tawarkàlla nit day am kilifa bari na lu yàqule ci nit ñàkk kilifa moo ko waral te boo ñëwee ci kër da ngay laaj kilifa gi jaar ca bunt ba soo jaaree ci bunt bi mën ngaa bañ a juum nit dana def teraanga ba pare te du ca am ngërëm waaye nag boo jaaree fa nga war a jaar yàlla dana la yombalal yu bari looloo waral ñu ni kat comme danoo naam ci groupe bi ay intellectuel nit ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci droit ñu ne déet bu leen dem rek joxi principal naam ci école am la jëm waaye moom it am na kilifa
mi ngi noonu mu doon ay liggéey yu am solo yoo xam ni ancien élèves yu CMT ci promotion 1982 1992 amaloon nañ ko muy machine photocopieuse bu performante lañ yóbboon foofu ca école CMT Serigne Bamba Seck di inspecteur de l'éducation et de la formation bu Louga rafetlu ko lool teewee woon jotaay boobu ba sax 23 février dégg ngeen ko ci léegi ci xibaar yi mu wax ci li nga xam ne mooy composition yi te machine boobu dina yembal liggéey bi ba mu jàppale ci njàngale mi tàggat yaram dañuy wax rawatina ci basket centre bi nga xamante ni mooy centre bu LGI bu Mbaaw centre de formation bu basket ñoom ñoo ñëwoon nag fii ci Louga bi nu ñëwee seeti seen beneen naataango centre bu nekk fii ci Louga ñoom it ngir jàppale leen ci encadrement ak matériel pour xale yi basket bi gën a yemb fii ci Louga ñoom nag nee nañ taxaw nan ngir jàppale basket wu Louga bi rawatina ñi nga xam ñoom ñooy xale yi door a gimmi ci basket moo tax Amadou Lamine Ndaw lay wuyoo formateur la bu basket nekk ci LGI bu Mbaaw ñu déglu ko ci micro Khadim. 2020 amat xale bi gën a nekk xale ba pare gën a njool ci àdduna mu am 10 ans di mesurer 2,16 m. Actuellement on a une académie Dakar la ñu nekk et on est en collaboration directe ak centre bi Louga ak coach Ndiawar donc tey def nañu don d'équipement et de matériel te ñu ngi vraiment projeté liggéey dans le long terme ak coach Ndiawar ak waa Louga indiwaat équipement indiwaat matériel def travail boo xam ne liggéey boo xamante ne daal liggéey boo xam ne long terme la boo xamante ne daal day gën a jëm sa kanam jàppale xale yi ci équipement ci matériel ak ci encadrement waaw parce que c'est très important ay xale lañu te basket Sénégal li koy liggéey du lu ndaw lu rëy moo koy liggéey ak genre initiative yi ñuy def ñëw jël équipement indil ko xale yi jox leen ñu sol et puis ñu leen di encadrer di leen jàppale bañ ko jaarale ci yenn loxo yi mu jaar directement ci xale yi ba pare xale yi tamit ñu leen di pousser di leen encadrer c'est très important. Bon choix Louga mooy ñu Dakar la ñu juddoo fa la ñu yaroo fa la ñu basket yàlla def ñu dem Europe mais dañoo ne Dakar rek nekkul Sénégal y a les autres régions te Louga tamit je me suis rendu compte que am nañu ay joueurs yu am talent am na ay centres yu mag yu fi nekk mais malheureusement amuñu ku leen jàppale donc tey looloo tax ma jël initiative bi ma ne xaaral ma ñëw Louga def ay dons d'équipement et tout ça xoolaale xale yi kuñ si mën jàppale la ñu jàppale la. waaw acte bi ñu def tey dara sababu ko lu dul ne rek dafay am xale yoo xam ne ni dañu am talent bi dañ ko am ils sont dans les régions waaw ils sont dans des endroits plus ou moins reculés léegi nag ñooñu dañ koy bëgg dañuy am talent bi mais malheureusement moyens yi mooy des moyens yi mooy manqué ki fekk nag ñu jógoon tey ñëwoon fii Louga amoon ñu fekk si woon gën leen soññ ci ne wut ay quelques moyens yu ñu leen indi soit ay mu nekk ay équipement comme ñu ngeen fi gis maillot dossard blouson ay ballon ay tablettes bon en grosso modo permettre daal à la fine fleur ñoo am ay outils didactiques qui leur permet parce que ñoom seen liggéey yëpp présentement la base c'est la motricité la ñuy job ak ñoom par rapport à leur âge kon dañuy gis ne xëy na ci kanam tuuti on va commencer à travailler les réflexes avec eux. choix wu Louga bon d'abord affaire bi jaaree na ci kenn ku ko bëggoon lool muy Yvonne ku doon dund basket vraiment jaar na ci moom moo gën a yombal ñëw Louga bi mais itam comme ni mu. muy ay dossard ak ay maillot ballon loolu la centre de formation bu basket bu LGI Mbaaw indil waa centre de formation Amadou Mané Cissé fii ci Louga ñoom nag bég nañu lool ci li leen seen naataango centre de formation boobu jàppale te nee nañ du ñu yem ci loolu ñoom waa centre de formation Amadou Mané Cissé ni matériel yooyu jot nañu ko te dina tax ñu gën a mën a performant ci basket bi fii ci Louga gën a mën a tàggat xale yi Papis Ndoye mooy entraîneur centre de formation bu basket Amadou Mané Cissé ci micro Khadim ba léegi. moo war a remercier sunu partenaires yi nga xam ne lii ñu defar depuis ay années sax daanaka sax presque kenn mësuñu koo defal bon di leen remercier si acte bii ñu def parce que c'est pas facile ici à Louga ay nit jógee fële dikk may la matériel boo xam ni
yow si ay nelaw rek nga ko doon xaar si gént rek nga ko doon xaar xam nga bon di leen remercier si geste bi ñu def vraiment di leen wax ne leen yombul ñoom it dañuy xaar si ñun aussi ñoom it daan ko fekk parce que daan liggéey de telle sorte que ba ñun ak ñoom ñu mën a liggéey ensemble di échanger tamit aussi quoi ñuy jàppalante sincèrement. kii li mu def c'est pas facile ñii dañ jàppale Louga jàppale non seulement suñu centre mais Louga lañ jàppale parce que Louga lii la manqué woon ku leen jàppale si côté matériel bon tout juste aussi tamit remercier Louga TV ñii c'est pas la première fois ñoom ñuy liggéey si sport basket bi ñëw nañ suñu centre kàddu yu mel nii moo fa amoon ñoom bi ñu fa ñëwee lii lañ doon jàmbat heureusement yàlla indiwaat leen tey suñu lan doon jàmbat mu awoteeru grâce à yéen ñun mënuñu leen fay di leen remercier aussi 1000 fois c'est que ni mënuñu leen a fay tamit sens ta xam nan loolu. waa centre de formation Amadou Mané Cissé kontaan lool ci geste boobu waa centre bu LG Mbao ñëw def jàppale leen ci ay matériel dossard maillot ballon loo xam dafay yembal basket bi surtout petite catégorie bi fii ci Louga tàggat yaram ba léegi la ñuy des waxtu démb ci match bu am solo bi nga xamante ni Louga Basket Club amaloon na ko fii ci terrain préfecture bu Louga xale yi Médiène Fall yi daan ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Jeanne d'Arc bu Dakar 55-38 mu doon match bu am solo boo xam ni seetaanoon ngeen ko ci seen télévision digitale Louga TV la première chaîne digitale à Louga ci direct bu leen defaloon foofu ci terrain basket ba muy résultat yu am solo bu nu sukkandikoo ci Médiène ak taxawaay bi nga xamante amoon na ko muy entraîneur bu Louga Basket Club résultat bi 55-48 la Louga Basket Club moom moo daan JA bu Dakar démb la woon ci seen match ci poule A bi. ba léegi ci tàggat yaram la ñuy des mbokk yi wax ci Ligue 1 bu Sénégal ak Njàmbur bu Louga démb la demoon fële ca Dakar ca Toubab Dialaw daan ni waa ñaari tali benn bal ci dara Mohamadou Lamine Diadou moom moo dugal bal boobu résultat yi sax ñi ngi noonu ngeen di gis ci écran bi Jàmbaar moom moo daan ni de Dakar Sacré-Cœur ñaari bal ci benn ñaari tali ak Njàmbur fekki ko daan ko benn bal ci dara Jaraaf bu Dakar Douane fekki ko daan ko ñeenti bal ci benn Mbour Petite Côte Teungueth FC moo ko fekki daan ko benn bal ci dara Casa Sport dalal Stade Mbour làpp ko ñetti bal ci dara AS Pikine dalal ñoom it Génération Foot daan ko ñetti bal ci benn CNES bu Thiès moom it dalal US Gorée daan ko ñaari bal ci benn muy victoire bu am solo bu Njàmbur bu Louga mi nga xamante ni opération bu baax la def foofu ca Toubab Dialaw moo tax léegi ñu wan leen classement bi ci Ligue 1 bu Sénégal Jàmbaar moom moo am fukki poñ moo jël premier ci classement bi ci ñeenteelu ayubis bi ki ko topp ci moom di AS Pikine moo jël deuxième juróom-ñaari poñ la am ki topp ci AS Pikine troisième bi Teungueth FC moom juróom-ñaari poñ moom it la am Douane moo am juróom-benn poñ moo jël ñeenteelu place bi plus 3 la am Njàmbur jël juróomeelu place bi am juróom-benni poñ plus 1 ñu nekk ci bas tableau bi nag di ñaari tali moom moo jël avant Ndadda am ñetti poñ ñii di US Gorée jël Ndadda am benn poñ muy Njàmbur opération bu am solo bu mu def ñuy fàttali ni Azak Njàmbur incha allah rabi dimanche bii di ñëw dafay dalal ñii di waa Mbour Petite Côte fii ci stade Albouri Ndiaye bu Louga. mbokk yi xibaar boobu moom moo buur xibaar yi fii ci Louga TV seen première chaîne digitale fii ci Louga gërëm leen sant leen rafetlu bu baax ni ngeen ànd ak ñun dimanche bu jot tey jii grande édition di leen ko doon présenté ñu nekkoon ci xarala yi gërëm leen bu baax a baax Ablaye Lo Khadim Seydina Kelly ak ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañu ci xibaar yi ba mu yemb yéen ñu leen di gërëm ci taamu bi ngeen taamu Louga TV seen première chaîne digitale fii ci Louga asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. What?